jërëjëf mbokki internet yi ñoo ngi leen di ziar di leen nuyu waaye di leen ndokkeel tey nag bu ngeen ma gisee dellusiwaat naa ak yéen nag seen émission mag boobu ñuy wax H24 tey ma seet si naan boo xam ne dama ko naan sekk jërë métier mbay sax xëy nga laa mbaay koo xam ni chaîne internationale yëpp yàlla miy buur dimbali na ko mu teg fa tànkam à l'âge de pratiquement 18 ans ou 19 ans wër àddina waaye bokk ci les musiciens les plus respectueux de ce pays là fexe ba am patrimoine musical boppam fexe ba am patrimoine bu mu mën a dundee moom ak njabootam te loolu lépp li ko may mooy musique ñoo ngi fi nga xam ne moom mooy jërë production wala jërë studio seet si le grand percussionniste Bakane Seck Bakane ñu ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum mon frère Bour maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa diaspora bi ñëpp di nuyu askan wi di ñaan yàlla mbas mi daanu ci suñu kaw yàlla na ko yàlla tegg ci àdduna bi yëpp du ma wax Sénégal mais dama naan àdduna bi yëpp et yàlla lafal ñu cat di sant këru kilifa diine yi kilifa aada yi et di ñaanal suñu yaay ji wàcc di ko jaale waa ñaseen yi donc di wax ne àdduna bi am nañ naqar Seyda Mariam waaw donc moom suñu yaay la woon suñu lépp la et di leen wax nag egsi nga sa kër tey wallaay ndeysaan waaye yow Buur moom maa ngi lay nuyu mention spéciale ndax ni nga ma nuyoo loolu yëpp mu ngi ci yow ndax ab doomu buur géwél da ngay diiñ te yow da ngaa diiñ ba àdduna bi yëpp xamal la ko donc kon kontaan naa ngeen egsi fii tey waaw kontaan naa mu ngi noonu Bakane Seck di un monument culturel dama ko wax ni que tey ku bëgg a gis tëkkat sabar bu am personnalité bu gëm ni que sabar ku mën a dundal rek bu la maanaam bu yemee ci bu ko neexee dëgg Bakane diggante Bakane ak sabar Bakane dafa dem ba sabar fierté la ci moom la ma ngay fay di wax naan bu doon élection bëy laay woteel waaye Bakane sabar fierté la ci moom. waaw Buur maa ngi rafetlu ki nga tudd léegi muy Mbaye Dieye mu nekk ku ma jox cër sunu mag yu baax question bi nga ma laaj dafa am solo lool parce que xam nga àdduna ku ne dafa am loo moom ñun sabar danoo juddu fekk askanu ngéwél ci àdduna bi mu am ci askanu ngéwél du Sénégal rek de askanu ngéwél mu ngi partout li nit ñi comprendre ba ci tubaab yi am na ay géwél nit ñi il faut de xam nga dama naan des fois nit même soo jàngul war nga mën di recherche di gëstu maanaam man maa ngi fàttaliku sama yaay sama kër papa ñu ngi doon sóor 25 kilos par jour kuy sama Aziz Seck bu super jamono moom moo njëkk a tëgg sabar ci musique Sénégal Aziz Seck waaye nag Toumba moo fi nekkoon ak ay sembal yaa Coombaay yaa Bada Seck yaa Alsan Juga yaa Abdourahim Ngom yaa sunu grand yooyu nga xam ne ne que ñoom Mbaye Dieye Faye ñoo fi nekkoon donc ma bokk ci askan wu naan jërë donc jërë ma ca mbéy saax yaa nga la bàyyi ma njaay jam ak ma njaay ma ca tuubee jërë ma ca mbéy nag dafa bëri dafa yaatu Seex Yérim jërë la Idrissa Seck ci weenu jërë yi la nampee noo koy jërë Seck bu Cees mook sama papa bokk ndey ak baay donc ma bokk ci famille woo xam ne ne que maanaam sabar dafa nekk ci suñu deret maanaam art dafa nekk ci ñun. mais dafa nekk ci yéen mais ba tey da ngeen ko vulgariser. waaw loolu dëgg la. waaw révolutionner ko ci biir musique. waaw parce que sooy xool man bi may soog a ñëw Dakar sooy xool pratiquement orchestre yi nekkoon Dakar benn percussionniste moo fi amoon man maa njëkk a jël ay bac di ko tëgg ci orchestre ba imposer 2 percussionnistes ñaari percussionnistes parce que moment boobu da ngay nekk studio tëgg ay bàkk yoo xam ne que maanaam bàkk yi ngay tëgg biir studio maanaam sooy def live yow kese mënoo ko tëgg mu neexee na mu nekkee biir studio parce que studio da ngay doubler ba ci ay fàttalikul doom bu Aline Mbaye Nder ay xale laa bu Abdou Guité Seck ay yeneen ak yeneen su ma la koy limal fi la ñuy fanaan maanaam looloo waraloon bàkk yi nga xam ne que nit ñi dañ koy déglu ci cassette ma dem ma ne damay jël di jouer ndoog ak 2 percussionnistes donc ci biir 2 percussionnistes yooyu donc tey jii sant yàlla mënul weesu tey jii loolu moo doon xalaat mais suñu borom am na lu mu ci def barke bi mooy askanu géwél orchestre boo gis dem nañ ba benn moment boo xam ne dañuy jouer à 3 percussionnistes ba 4 ba 5
mais pourquoi. effectivement révolution la. waaw c'est parce que lu kenn daan def. waaw ñaar moo koy daan. si ba pare point bi nga suñu def am solo mooy live. mais si benn nit mënu joor sa non su ma duggee ci biir studio bi. su ma soxlaa woon 100 percussionnistes du ma leen soxla maanaam li 100 percussionnistes yi di def yëpp man kese mën naa ko def parce que bu njëkk da nga doon dégg studio ñu naan la 24 pistes wala 16 pistes wala 12 pistes mais léegi am na ba studio 100 et quelques tout dépend de toi ba nga sonn rek. ba nga sonn bàkkan daan ñu la ñoom. bi mu ñëwee fekk fa ay magam. waaye ànd ak ñoom nekk xale bu tuuti bu musaana sol ni gis ma daan leen sax daaw ko séen ak sabar yi sa carrière bi daan la ñoom. waaw mais sant yàlla rek mooy comme li may wax toujours xam nga nit dama naan am na nit ñoo xam ne da nga leen ameel njukkal ku mel ni El Hadj Baaba Maal dama ko ameel njukkal pourquoi dama ko ameel njukkal li sama métier la dama ko doon ci samay waajur mais moom mayoon opportunité partout ci monde bi fooy xalaat dañ doon tegle pendant 1 an boo xam ne que tey fi nga ma fekk nii kër gi bi ma koy jënd ci moom laa nekkoon donc ñu suñ calculer 1 an weer bi di 12 mois mën nañ ne que 10 mois yi la ñuy toog. mais nag nga def ba bàkkan dugg à part xam ne ni ku ne xam ne ni man amoon nga fa ay grand frère yu fa nekkoon. mais si introduction bi dal nañu. waaw loolu dama koy sante sama mag bu ma bokkal ndey ak baay muy Bada Seck. Bada moo nekkoon ak Baaba Maal ñu dem ba benn moment boo xam ne que maa ngi profité di nuyu waa Gambie. parce que à l'époque maa ngi nekkoon Gambie di xooslu léeg-léeg su weer dee ma am 15000 francs fexe jëndal sama yaay saaku ceeb 9000 et quelque kaw la. boobu loo doon liggéey Gambie. lu dul sabar bi rek. métier mi rek. donc amoon na ndeysaan dem si yàlla si ñi nga xam ne que dañoo làqoon Italie. Ndey Fatou ak Lamine Ndiaye bi doon simba. te kër gaz bi tàkkoon seen kaw à l'époque. à l'époque effectivement. donc maa leen doon tëggal. temps yooyu Gambie neex na donc ci biir loolu donc da lay wóor ne que très sérieusement da lay wóor ne que Gambie am na lu mu def ci man buur ndax Gambie dama doon jouer par jeudi benn boîte bu ñu doon wax OS6 donc mais dama doon toj foofu maanaam à partir de 11h ci guddi maanaam guichet fermé lay nekk ci percussion kese donc yàlla di def suñu borom di dem ba benn moment Bada ñëw fa ak Baaba Maal ma dem seeti Bada bi ma demee seeti Bada bi ma ko jàppalee ci kaw scène bi automatiquement rek Baaba Maal da ne ko duñ fi bàyyi kii. donc mooy suma revenir ñëw biir Dakar. bi ma ñëwee tamit nekkumoon membre boo xam ne à 100% dañ ma doon fay cachet may profité di wax sama mbokk géwél yi sama nawle yi. nañu jàng nañu nangoo jàng. nañu nangoo tarbiyu parce que man dama doon jouer pendant ay at yoo xam ne ak ñoom avant may tukki. dama doon jàppale sama grand frère ba concert u Baaba Maal jeex mu sedd ma 2500 mais 2500 yooyu dafay rëy ci man donc maanaam àdduna soo ci nekkee am loo doon il faut nga jàng ko donc soo ko jàngee tarbiyu ko rek je pense que ne ko jour a ngi ñëw la nga ci doon sonn suñu borom dina la fekk si. nga ni 15000 li nga njëkk am. sama yaay laa ci njëkk a jëndal saaku ceeb 9000. te ba ma ko dogee ci Serigne Touba. dama ko dogu chaque weer bu ne yàlla jox ma ko. almeer moom. sama yaay laaxu na. te fii bërëb bii la laaxoo. Kaolack lañ dëkk bi mu feebaree dama ko jëli Kaolack indi ko mu nekk fii ci sama clinique pendant 1 mois et quelque. mu génn clinique nekk suma wetu ci biir kër gi fii pendant 1 mois et quelque fi la wàccee liggéey ñu yóbbu ko Touba. mais def na fii ci yow bu rëy. waaw bu baax nag baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ndax buur am na yaay ju baax yaay ju gore li ma doon lépp sama yaay waaw lépp lu sama yaay doon sonn sama biir kër waa bàyyi rek tey sante naa ko suñu borom bu baax te nit ñun ay nit lañ buur ñun duñu dara ay nit rek lañ mënuñoo weesu lu dul nit li ma naan gars yi na rafet ñun mënuñoo weesu lu dul ay doomu aadama xamuñu sax suñu ginnaaw li ci nekk. ak kërum ngéwél ni métti. kërum ngéwél famille ngéwél ni mu wóor na ne ko soo siisee sax doo lekk. ndax loxo ak loxo rek ay dugg. da ngay toog fële di yóotu. donc je pense que ne que lépp loo xam ne que waajur wu jigéen liggéey na ko biir kër waajuram bu góor rek. maanaam suñu borom da ciy def tawfeex. tey loo ko bëggoon defal te defaloo ko. waaw bari na buur sama yaay kenn mënu ko fay xam nga peut-être su ma naan sax man sama yaay
mais yaayu ñëpp la sa yaay yaayu ñi nga àndal yaay ku sañoon rek da ngay bëggal sa yaay rek ndax buur yaay kenn amul fayam képp doom ju ne la mën na fay yaay rek waxu la lu am mën nga def nag loo xam ne lu sedd sa xolu yaay day am nga defal sa yaay xolam sedd day am mais fayu yaay kenn mënu ko fayu yaay kenn mënu ko wax na dëgg sekk jërëmi ci mbéy rawatina yaay sax yoo xam ni ci këru géwél la doon sëy ñun géwél yi xam nañ ci dara tey Bakane dem ba toll ci wàllu featuring tey musicien yi ñu fi jéggi tey demoon nañu ba toll ci époque boo xam ne wala ba jusqu'à présent booy def album te Bakane duggulu ci loxoom doom lu la neex te tëggkat yi bari ci réew mi. waaw mais bu loolu dañ koy delloo suñu borom mooy loolu tax ma ne bu ñu naagu am na ñu dàq tëgg Bakane 200 000 fois te suñu borom deful ñu xam ne buur ñu mën dafa bëri de ndimbalu yàlla dafa am ñun lépp dañuy demee ndimbalu yàlla la ñuy demee ndimbalu suñu borom ndax ay taalibe lañ ñun duñu dara mais su la suñu borom mayee loo xam ne que nit ñi ñu ngi la ciy apprécier li may ñaan samay nawle ak ñeneen ñu dul samay nawle bu dara tax nga beew na nga fexe ba na nga am éducation am yar am dal te xam ne que lu ne am na fi jeex fii ana Serigne Touba mënuñoo mel kenn mënul suñuy waajur sax mënuñoo mel ni moom ana Serigne Babacar Sy ana maam Limaamu Laay ana Bou Kounta Ndiassane ñooñu ñëpp da lay wóor ne que bi app bi jotee woy ji nañ suñu borom donc kon je pense que ne ñun dañoo gën a war a yeesal suñu taalibe ak suñu dal te lépp lu ci waay ji def na ànd ak yar ak dal ak teggin loolu c'est très important. loolu c'est très important Bakane Seck Jolofman jóge Jolofman génération consciente ba tey dañu gis ni que Bakane dafay dund en multimédia maanaam di xam nga gars yi ko soxla dina ñëw jàpp ci. mais Bakane dafa gën a concentré wu ci boppam. waaw merci parce que buur man sooy xool depuis ma nekk xale loolu laa gëmoon même suma kilifa Baaba Maal moom xamoon na ne parce que xam nga ci biir maison disque Island Record man dama am sens su ma jékki-jékkee dégg sax gars yi def biir wi fii ay ree la may def biir wi day ànd ak. dara. day ànd ak nga def dara. non nga def dara. biir wi day ànd ak xam nga musique léegi ak bu njëkk man pour man dama gis ne que dafa ute. bu njëkk da ngay gis ne que képp kuy dem boîte di seetaani da ngay dagg billet. effectivement waaye léegi dama gis ne ñu ci bari ñuy dem boîte di seetaani dañ leen di may billet. kon musique yàqu na. effectivement. donc moo tax dama teel a am sensu joué fu mel ni Wembley gis nga photo bi ngay gis ni ak Carlos Santana. donc bi ma fay joué bi ma fa njëkkee dugg dama dem anniversaire Bob Marley di xalaat fii kañ laa fii ñëw ndeke boobu maison disque Baaba Maal dañ ñoo yóbbu foofu pour ñu xool foofu bi ñu duggee dañoo tiit ñun ndeke ñoom signé nañ contrat pour année bi déwén ñun ñoo fa war a joué ak Carlos Santana ñu ne at mi commencé na ñu ne gisee fermé na billet yi jeex na pendant 9 mois ba ñun bi ñuy dem foofu nit ñi dañ doon xaar pour ñun les musiciens yi ñu may leen ay entrée Gambien yi fa nekkoon ak sénégalais yi kon xanaa loolu mooy musique soo mënee sa métier mën li ngay def maanaam di ko jaay waroo xaar fu ñuy maye entrée pour ñu ñëw seetaan si ma. déedéet. da nga war a xaar kay ñu naan gise ferme na wala maanaam lii boromam liggéey na mu ngi mel ni le 5 su Youssou Ndour wootee foire ku ci nekk naan mais Youssou Ndour il a mérité plus que ça parce que du ko liggéey. effectivement. nu def ko liggéey de affaire yi bu gars yi naxante de looy liggéey la Youssou Ndour du koo xam ne que maanaam foo tourné ci mbedd mi ñu gis la. dafa am carrière bu métti aussi. c'est ça. par exemple quelqu'un comme Papa Diouf su joué ay nitam ñëw mais c'est normal daf ko liggéey quelqu'un comme Wally Seck wala keneen koo xam parce que musique xam nga lan mooy valeur nit nga liggéey loo xam ne que maanaam soo xewlee rek automatiquement rek dañ naan billet jeex na. léegi kon Bakane kon léegi nit ñi guerre musicale bi am ñu bëgg a jël musique def ko guerre fans yi la communication la te la plupart ñeneen dañ koy interpréter ci benn façon boo xam ne dañu naan showbiz la. waaw moom laay wax nii xam nga àdduna soo ci nekkee pour man guerre am na ñoo xam ne mën nañ ñàkk gën a gëm yàlla gis nga sunu borom li mu def buur soo ko nanguwul da ngay gaañu sunu borom moom mooy def li ko neex ci doomu aadama biddiw doomu aadama
su ma la jëloon yow mii buur géwél yóbbu la ci sëriñ bi gën a mag ci àdduna pour nga fay ca la suñu borom di la gën a taal. nit da ngay nangu li yàlla dogal. buur kan moo ñaan yàlla xew mais xew suñu borom a koy def. mais man je pense que ne que nit ku ci nekk war nga mën a nangul sa morom. su liggéeyee dara ba àdduna mën ko gis apprécier ko. mu nekk dara. mais buur loolu sant yàlla la parce que c'est le Sénégal qui gagne. mais comme problème bi ñan la est-ce que du fans yi def. non moom laa lay wax nii mën na du ma bàkkaar parce que mën nga ne fans yi mën nga ne ci ñoom la. parce que fans yi des fois da nga naan affaire équipe la ñuy def. waaw mais parce que mooy li ma la wax rek même fans yi suñ ko defee yéen ñii membre yi. waru leen ko nangu yéen mat quoi. man ñaanuma yàlla am ak kenn xaar ma yàlla. tu sais pourquoi bés day ñëw damay dee te fa may tëdd man rek maa fay tëdd. te du ma fekk. du sama ndey du sama baay du sama sëriñ du kenn sama jëf rek mën nga nax ku ne mais mënoo nax yàlla. je pense que li ëpp solo ci doomu aadama mooy lépp lu waaye def ak sa conscience su dee lu bon xam nga ko su dee lu baax xam nga ko. kon na gars yi revenir sur terre quoi. mais soo ko deful après da ngay dem ba benn moment boo xam ne que maanaam da ngay am lu loo rëccu lu bari fekk rëccu weesu na. fekk rëccu weesu na Bakkan le 8 Bakkan. li mu togg damay bañ cat jiitu maanaam je touche du bois. album bi. déjà man tase naa ceeg ñoo xam ne musique mooy seen mbir. waaye liñ ma soufflé ci album bi. qualité musicale bi. li nga ci wane ci art. rawatina art culturel surtout ay sawar. ak li nga ko seqal ci ay ndaanaan. Bakkan album bi. waaw mais buur loolu nañ koy sant yàlla xam nga loolu ça fait presque 4 ans ñu ngi ciy liggéey. 4 ans ci pour benn album parce que man dama liggéeyatul album pour génne pour turi buur géwél génn rek dama war a génn tollootuma foofu. déedéet d'abord da ngay respecter doomu aadama yi koy consommer d'abord. muy sa fans muy ku dul sa fans il faut nga respecter yaa xam nag lu waaye génn ñu ne këñëng parce que même les animateurs yi sax am nañ ci part de responsabilité. parce que da ngay am lu am solo musicalement à dehors de il faut pas que ñu sóor voix bi kese. nañ sóor musicalement background bi nekk derrière artiste bi. background bi ngay déglu musique bi ngay déglu ne ndeysaan mais ni ngay dégloo woy ne ndeysaan noonu la background musique amee ndeysaan. mais ma ne tollootuma foo xam ne que chaque année damay génne album. donc album bi may lancé nii bu ci yàlla andee le 8 janvier vendredi 8 ñu ngi koy lancé hôtel Onomo tubaab yi dina ñëw le 5 dina am ay quelques morceaux yoo xam ne ñu ngi koy mixé Californie donc dinañ tegal askan wi li tax a jóg Bakkan ak ban yoon la jël maanaam du sabar yoo damay jékki jël sa ay sabar def lu ma neex non 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 weesu naa foofu donc am na beneen facette boo xam ne que maanaam dinañ ko wone ci sunum réew. te lépp lu ñuy am nag dañ koy jiitale ne Sénégal gii lañ dëkk fii lañ am rawatina Kaolack gi ma cosaanoo donc dégluloo ko gars yi won leen ko présenté leen ko donc waroon na génne album bi yëpp waroon na génne maanaam décembre mais tubaab yi dañ ko randal par rapport que Covid bi donc moo tax ñu ne dañuy ñëw présenter album bi fii sama réew maanaam def séance d'écoute gars yi déglu suñ paree ci loolu. gaa yi ñëw le 8 donc tubaab yi dinañ egsi bu neexee yàlla le 31 décembre suñu egsee ñu préparer répétition yi à dehors de répétition yi am na conférence de presse donc di ci sargal nag sumay kilifa ci askanu Ngéwél ba léegi génnuma fa Farba Ngom di ko sargal parce que bi ma nekkee xale Baaba Maal di ma teetee dama doon gis lu bari ay taraanga ci Fuuta gi ma dëkk Fuuta gi dama doon gis na ne que ñoom dañoo gëm fi ñu dëkk gëm seen culture gëm di jàppalante te Baaba Maal yar ma beneen bi ci des Ablaye Diop ministre de la culture. donc parce que àdduna lépp loo gis rek bul demee ak maanaam xaalis da ngay dem ak mentalité. parce que ñun yàlla ak Serigne Touba dimbale nañu ba pare. waaw parce que am nañ sutura. fi ñu toog am nañ sutura. mais dafa am ay nit ñoo xam ne symbole lañ. dañuy delloo njukkal. waaw biir fi ñu dëkk. moo tax le 8 buur 8 le 8 bés bu am solo ci man la. waaw le 8 ba bés bu am solo la ci man. ci sama kay yëg naa ci teewaay yoo xam ne. waaye rek c'est normal. Bakkan bu xewle àdduna moo xewle musique moo xewle. ak sama benn xarit.
boo xam ne que moo jiitu te bëggul ko ko tudd muy taalibe Serigne Touba kooku nag sëñ Mountakha Guèye lañ koy wax turandoo sëñ Mountakha. Mountakha Guèye. Mountakha Guèye buur kooku aw ma fayal. am na sama ñaari frères yoo xam ne Kaolack lañ dëkk mais bëgguñ sox ma tudd leen. barki Serigne Bamba. Mountakha tey bi ñuy wax ma ak yow moo ma njëkk a woo réserver ay table. waaw def ko ak facette boo xam ne maanaam loolu mooy facette ku noonu. donc Mountakha moom maa ngi koy beral mention spéciale. yow moom Sénégal lay. barki sëñ Bamba. Sénégal moo lay wusi parce que liggéey nga ko fii. maanaam en parlant de contrat international. Bakane nga baal ma par respect. yow ak Mbène Diatta da ngeen am problème. waaw non loolu bëggatuma ci di wax buur parce que tu sais pourquoi bëggatuma ci wax. mooy samay mbir lépp mu ngi ci loxo suñu borom. donc te dama ne la damay dee. te ku dee rek ak sa bàmmeel lépp li ma def ci lu baax yàlla gis na ko suñ ma tooñee yàlla gis na ko ñi ma tooñ jéggal naa leen ñi ma tooñ waxuma ku ma tooñ de man dama ne ñi ma tooñ man toujours su may wax ci écran damay wax lu dëggu parce que dëggu nit safatuma damay wax dëggu yàlla rek laay xaar li ma def ak li ma moom ak li nga xam ne que sama yëf la donc xam naa ne que maa ngi koy suivre moment ak fi ma ñi ma ko war a suivre donc ci samay avocat Dakar ci samay avocat parce que man mbir mi dama ci jot ni que dafa teeree ci yoon. waaw moo tax ma ne la. waaw dafa kon donc bu teeree ci yoon donc y a problème. waaw non moo tax ma ne la. loolu du ma ci wax parce que li nga xam ne que lu ma moomoon la. man li ma moomoon sunu borom gis na ko même dëkk ba mu amee woon ba ma demee ca producteur ba ma seqaloon dama ko fekki dëkkam jóge Sénégal porté ko plainte gagné samay réalité pourquoi ma gagné ko du dëgg ma jóge fa même dëkk ba fa laa amaatee producteurs yi ñëw nii même tubaab yi ñëw nii ci même dëkk ba la ñuy jógee donc xanaa kon yàlla pare na mais mbir moomu wor daf ci am Bakane dañu ko tooñ Bakane daf ci doon jëfal yàlla. waaw ba am beneen tournure bu affaire bi jël boo xam ne. Bakane n'a pas compris. waaw mais parce que buur xam nga àdduna soo ci nekkee. billaahi wallahi taalaahi ci ay caméra laa nekk. ba su ma defee naka su dul dëgg man yàlla ma yàlla di ma jox toor ba faw yaakaar naa ne ku kuy yokk soo toogee ba ren di déwén nga yokk. xam nga ne ndax am nga lu baax wala amoo lu baax. xam nga ndegam tooñ nga wala tooñoo wala jëf nga wala jëful. parce que loolu moo am solo. waaye mbir daal mu ngi ci loxo yoon par rapport que d'autres du ma wax ci turu kenn. waaw parce que mais moom def na ay sorties. waaw wax ci affaire boobu waxati ci waxati. non mosoo cee dégg ku ci wax. loolu man rek maa toog ci ay sorties wax ko lañ ma def ak la fi nekkoon mennum Bakane rek kenn ñemewu ci wax loolu ndax man si Sénégal laa dëkk xam naa liy dëgg ak lu dul dëgg. wala la jël sa contrat ba dem. waaw non moo tax ma ne la moo tax non xam nga wër ndombo am xam nga gëm yàlla. buur dama ne man tubaab boobu li sama yaay liggéey kookoo ci gënoon a tuuti. barki Serigne Saliou barki Serigne Mame Balla kookoo ci gën a tuuti man maay nit bi nga xam ne que su dara amee am na sénégalais yu bari yu mu doon dal dinañ dem gëstu ji tubaab bi seeti ko. ba léegi ba fi may toll ni musul dégg sama coup de fil dafa jékki-jékki rek xëy di jot ay plaintam. xanaa millions yi dafa bari. non du dara. mais jëf ji yow moo barki Serigne Saliou Mbacké du dara. mais jëf ji moo la neexul. man fi ma nekk sama réew mii ma nekk dëkk fii Sénégal soo ma ñëwee da ngay fekk ci sama kër. ak samay bagage ma am taraanga. tubaab bi soo demee fa mu ne appartement la fa ne. appartement am la fa yor. ñun liñ ma doon jox moom la ma doon jox jógewul ci tubaab bi daf doon jógee ci les ñiy engagé festival ñiy contrat ñi lay tëgg mais ban tubaab mooy jël 1 euro may la ko te liggéeyu ko xaalis bi doon jógee ci moom dafa doon fekk ñu soxla Bakane et les groupes jërë-jërë donc loolu moom mooy dëgg. kon Bakane door ci wax yoon a ngi def liggéeyam ba lu ko yoon may mu jël. xoolal yoon li ma may sax sant naa ci suñu borom. loolu pare naa ci maa ngi ci yeneen.
te bu neexee yàlla soo ñëwee séance d'écoute bi. yeneen a ngi ñëw. non loolu moo gën a tuuti ci li ma sama yaay liggéeyal buur. barki Serigne Saliou li nga ci tudd sax bugg moo tax sax bugguma ci sax waxati. waaw xam nga ñu ci bëri dañ léegi nga noppi rek. waaw mais parce que xam nga lu tax parce que xam nga lu tax soo yoree sa arme bopp man kenn du sama arme man maay sama arme bopp te maa ngi këyit yu leer xanaa looloo gën a leer. looloo gën a leer. man ku bëgg a wax da ngay wax rek mais man soo bëggee wax mais Bakane je pense que su moomul contrat mais lan moo tax muy jot ay contrat balaa kenn di valider man maay valider. depuis le début jusqu'à présent. kon du sama yëf. kay. nañu wax dëgg. effectivement. ñoom ñëpp kenn comme ci nekkoon sa yëf li tax demoo jël sa papa wala sa yaay def ko ci poto ci mais dañ ne Doudou Ndiaye Rose lañ wax guest invité. guest mooy lan. mooy nit koo invité ci sa album. waxaat ñeneen ma invité leen Baaba Maal guest kan moo ko invité du man. keneen du noonu. waaw mais kon du ma tudd ay tur. donc je pense que ne que soo moomul sa album ñeme woo def kenn guest. mais est-ce que soo moomee sa album yow yaay nekk ca kanam. mais est-ce que loolu du la tax a ragal léeg-léeg ba Bakane bañ. du ma jóg ci def lu baax. ndax noonu lañ ma yaree képp ku ma mën a dimbale te yàlla tax dinaa la ko defal boobu ba léegi maa ngi koy def te delluwuma gannaaw. kon Bakane li am lépp ak ci mbir yeeg yooyu am ci benn regret. barki Serigne Saliou tey laa gën a sant man taalibe Serigne Touba laa waxuma ñi naan taalibe Serigne Touba di ko mbubboo de man taalibe Serigne Touba laa bu wër te dëgg tey laa gën a sant yàlla. tey la gën a sant yàlla. te it kii ñëw moo man téeméeri junne yoon kooku. moom waa ji ñëw waa ji war a ñëw rek. te waa ji su ma jeexalaatee ak moom contrat keneen kii ñëw mooy gën a téem moo koy raw ndax loolu la ma samay waajur ñaanal. la ilaha illallah xam nga yëngal laa garab te bëgguma koon yëngal xam nga sàq ba tey ñu ngi. mais si parce que waaw wax bu leer la buur waaw. li yàlla def ci yow. kenn mënu ci dara. damaa am lu ma liggéey nag ci musique sénégalaise. effectivement dama ne pat rek noppi. te dal te ci loolu laay dee. sabar léegi ak jeune génération bi grand dañuy fontoo am tëgg wala dañoo munti tëgg wala lan la quel le problème. non xam nga buur métier kenn du ko foyee man duma bokk ci ñu koy foyee ndax moo ma defal lu ne moo ma yóbbu fu ne. moo ma defal teraanga gu ne aw ma droit nag wax ci kenn waaye man xam naa ne que du ma ko caaxaanee te sama loxo bii ci li mu yëngu ci lu leer la ko moo ko yëngal. ku nekk ak nag sa gis-gis xale yëpp mën a tëgg man daa ko ma tëgg kenn mais daal li ma leen di conseillé mooy nañ gën a fonk suñu métier bi. fonk tëggum sabar. nañ gën a fonk nënd yii ñu yàlla jox nañ ko teg fi ñu ko war a teg. tax na gis naa ku ne buur benn dëkk jaaxaluma macha allah. dem nga fu ne. Baaba Maal dugal na ma fu ne mënatumaa wax nit man musuma wax sax nit gëwuma ko sax pour wax la lu la neexul parce que dama gëm li ma doon dama gëm sama bopp. moo waral studio jërë-jërë. moo waral jërë-jërë TV. moo waral jërë-jërë production. moo waral jërë-jërë ak groupe am. liggéey bu metti. loolu liggéey bu metti la. Bakane looy tàgg. sant Serigne Touba sant la sant sa équipe di leen ñaanal aussi li ngeen mbébét le 31 décembre yàlla na ko sunu Serigne Touba sotti ndox mu sedd guy yàlla na kawe seen njort et di wax waa Sénégal maa ngi jégalu ñëpp di baalu ñëpp ak. di leen jox rendez-vous aussi di leen jox rendez-vous le 8. le 8 hôtel Onomo non du yomb man maa ko. entrée 50 000 couple 100 000. am na table 500 000 am na table 1 million. Bakane foofu la toll. Bakane foofu la toll wax na dëgg c'est un monument dama wax ni que dafa jële sabar ci réew mi exporté ko à travers les 5 continents Bakane yóbbu na sabar Australie yóbbu na ko Angleterre yóbbu na ko France yóbbu na ko Buenos Aires yóbbu na ko Brésil yóbbu na ko South Africa yóbbu na sabar fure wax na dëgg di doomi jërë-jërë juddoo ci kër goo xam da ngay juddu fekk fa ay sabar seen maam nekkoon wëllëre Mawlana Cheikh Ibrahim Kaolack tey doo dugg ba génn tey foo laaj ci jërë-jërë ñu wan leen. wallaay dëgg la ñu nekk famille bu respectueux ci li ñuy def ba tey jii ba ci gën a ki ci gën a tuuti ci seen ki ci gën a tuuti ci seen famille boo ko xoolee digganteem ak sabar daf mel dañuy jaamu ay sabar mu ngi noonu nag wootee lancement album le 8 incha allah ñun Dakar ak ñoo ngi fa di woo toute la presse sénégalaise ñu ñëw. jàppale Bakane ndax li mu yor tey actuellement Bakane monument la waruñu xaar ba mu taar
bu boobaa lañ ci bëggoon jariñoo duñ ko jariñoo ci moom ndax héritage bi mag ñi yoroon la yor ba tey ku ci mel ni Alaaji Wee Seng Fay ku ci mel ni Baye Ali Ngay Seck ku ci mel ni Alaaji Ndiaye Coumba Rose héritage bi ñu yoroon tey moom la ko yàlla teg ci loxo. buur di woo sama rek sama xarit. Ousmane Noël Dieng. Ousmane Noël Dieng borom mouvement MJK. waaw sama le lion de Diène Farba Sarr. walaay ndeysaan bu Diène Farba Sarr moom dafa bëgg Diène Farba. da ko bëgg. donc moo tax vraiment sama rek la. ñoo bokk askan. mu nekk nit ku gëm kaw la. nit ku baax. vraiment maa ngi ko ci woo quoi sama rakk jooju. kon mu ngi noonu Noël mon ami bu borom mouvement MJK borom mouvement bi nga xamante ne que moom mooy jàppale Diène Farba Sarr mu baax mi kon mbokk yi ñun la woon ak yéen seen émission H24 sur Dakaractu di leen jox dig daje ci beneen numéro ak beneen artiste. gars yi je pense juumuma